Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fi nar a waxtaane bokk na tey jii di 14 février àdduna wërngëp ci lay féete li nga xam ne rek mooy Saint-Valentin fii ci Dakar naka ñu doon séentoo fête bi naka melu noonu ñenn ci askan yi jàpp na rek mbas mi di Covid-19 ak ñàkkum xaalis bi ñu nemmeeku fii ci réew mi beneen xibaar soxal juróom-ñaari soldat yi nga xamante ne moom lañ tegoon loxo ci rebelu Casamance yi jébal nañ leen ki nga xam ne moo représenté CEDEAO ginnaaw médiation bi am moom ak ñi di autorité sénégalaise yi beneen xibaar ginnaaw victoire bi nga xam ne gaynde am nañ ko ci Coupe d'Afrique des Nations ñenn ci Sénégal yi nag ñi ngi ñaax nguur gi mu dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di jànkonteel bokk na ci grève enseignant yi waaye tamit denrée yi nga xamante ne li ñu war a dundee dafa seer ci jamono ji ñu tollu reportage la ñuy déglu fii ci journal bi xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram nañ daat kee pays la jotaay xibaar léegi-léegi yaatal jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa xibaar yi dañ koy dooree ak tiis bi dal ci ministre bi di Aminata Assome Diatta waajuram bu góor nag moo daal di génn àdduna ci guddi dimanche bi jàpp tey altine ca hôpital principal bu Ndakaaru dinañ ko jébbal boromam tey jii ci kanam fële ca Thiès waa rédaction Time for Africa jaarale ko sama baat di jébbal njaaram ay njabootam. mu nekk xibaar bu yees boo xamante ne ñëpp a ko rafetlu juróom-ñaari soldat yi nga xamante ne dañoo desoon ci loxo rebelle mouvement MFDC nag dañ na leen libéré tey jii jottali ko ki nga xam ne mooy représentant wu CEDEAO foofee li ko waral ginnaaw waxtaan bi ama diggante autorité sénégalais ak ñu nekkee ca Casamance tey jii lañ leen jébbal ñu delluwaat ci seeni service ñu leen fàttali nag jàppante bi amoon diggante armée bu Sénégal ak ñi di rebelle yi amoon na 4 soldat yi si ñàkkoon seen bakkan ak kenn koo xam ne bokkoon na ci rebelle yi. ñu àddu dem ci leneen junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi tey jii la àdduna di féete li nga xam ne rek mooy Saint-Valentin fii ci Ndakaaru nag daanaka na mu doon xumbee bu bés bi nag melu noonu ñenn ci askan yi jàpp na rek ñàkkum xaalis la ak lii di Covid-19 ñu déglu reportage yu Barthélémy Koli. tey la ñu feetu Saint-Valentin ren nag dafa mel ni askan yi soobu ñu si bu baax li nu mel nag am na ñuy jàpp ne victoire Lions yi moo waral loolu. man li ma yaakaar mooy est-ce que nekkul Coupe d'Afrique bi la gars yi moo nekk ci boppu gars yi ba léegi victoire bi xam naa loolu la quoi moo tax mais gars yi ñu ngi koy dund de waaw xam nga gars yi moom Saint-Valentin moom lu sa plupart li ñu koy dundee mooy guddi gi la ëpp li nga gars yi di ko dund waaw maa ngay préparé nang rek mais comme nu mu tombé jour ouvrable moo tax xam naa yenn gars yu bëri moom duñ ko farlu quoi moo tax waaw mais man daal pour man quoi chaque jour Saint-Valentin la. pour man chaque jour dañ ko war a fêter bu fekkee ki nga bëgg nga ko moom mu bëgg la chaque jour Saint-Valentin la. soxna si moom jàpp na ne feetu Saint-Valentin bés bu nekk la. moi personnellement féetewuma Saint-Valentin ndaxte maa ngi ci mbégteem kan bi ba léegi moo waral amuma benn temps pour man bis bu ne dañoo war a dund lii di mbëggeel rax ci dolli di joxe ay cadeaux saa su ne. feebar Covid-19 bi ak problème économique moo tax ñi taluñu feetu Saint-Valentin. bon je dirais que les gens. nit ñi léegi dañoo yeewu rax ci dolli mbëggeel lu ñuy dund la foo toll soo bëggee waroo xaar ba fekk ñëw teg si dëkk bi tax na ndax Covid-19 bi tey ji dama demoon liggéeyi wante su ma wàccee dinaa dem seeti ki may bëgganteel ndax moo may dundal. feetu Saint-Valentin lu baax la ngir wone mbëggeelam ci ki ñu bëgg waaye waruñu xaar bés Saint-Valentin ngir wone ko bés bu nekk dañ ko war a dund ak ki ñu bëgganteel. jërëjëf Barthélémy Koli dañuy desane rek ci wàllum amour ñu gën ko xam ci mbëggeel ana lan lay def ci wàllu wér gu yaramu askan wi ñenn yéena ci yàbb ñu déglu reportage Oumou Kalsoum Diallo. nekk lu jafe lu ñu mën a expliquer mbëggeel mën a nekk ci ñenn ñi manque di wotal jàmm Siri Djigo jaare foofu ne fu mbëggeel nekk rek jàmm ne fa ku nekk ak ni mbëggeel di manifesté woo ci yow. bisu mbëggeel moom donte chaque jour moom mbëggeel la waaw ku ko mën ak ku ko mënul moom chaque jour yaay dund mbëggeel. mbëggeel yow nan la lay def yow. waaw ku nekk tamit ak ni ngay dundee sa mbëggeel waaw kenn ku nekk ak ni la yàlla mayee ni nga koy doxalee. ndax doomu aadama ndax yàlla dafa sàkk ñëpp mais bokkuñu ak réalité yi tamit boo xoolee duñu benn maa ngi koy dund te di ko dund ak soxna si ak ñi moo ko sekkal vraiment ndax nit moom boo amee jàmm rek toujours da ngay nekk xale waaw jàmm daal boo koy am sa kër yow bu la dara méttiwul doo stressé moom toujours peut-être da ngay nekkaat xale rek mais c'est que en général ñuy bëri boo gis ñuy teel a màgget peut-être
duñuy am jàmm des fois. lépp mbëggeel la du leneen Louwassy wax ne keroog bi muy waxtaan ak benn xaritam mu ngi ko naan ni kontaan na dolli si di reetaan ndax daa bëggante. ñoo ngi ñaanal ñu koy dund genre mu gën a neex ci seen côté relation yu ñuy am ak seen partenaires yi que ce soit muy ku jigéen ki ak ku góor ki lépp dafa war a lalu ci mbëggeel ndax fu mbëggeel amul rek gëm naa ni du mën a yàgg donc nañ di jàppalante bëggante te yàlla tax xaw ma ci lu bari mais damay dégg nit ñi di ko wax donc mën na nekk parce que genre maa ngi wax ak sànq sama copine bi elle me dit wesh que genre temps yi dama nekk en forme parce que voilà Saint-Valentin bi sama lii moo ngi nii tu vois un peu donc c'est vrai ñu koy dund ñoo ngi wax tout le temps que ne lu am la donc maa ngi leen di ñaanal muy gën a neex. ci bu ñu sikkandikoo ci ñenn ci sénégalais yi ñu dajeel mbëggeel nekk na lu doy waar lu kenn mënul expliquer sooy dund ak ki ngay bëgganteel foo toll da ngay féex di belli di dund ci géejum bànneex mbëggeel du ay caaxaan kon bokk nañu gën a bëggante ci jàppante. jërëjëf Oumou Kalsoum Diallo ci kàddu yi ñu desandi ba tey nag ci wàllu mu mbëggeel ak njeexintal yi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci ñenn ci askan wi ñenn ñi jàpp na rek dañ ci am déception ñenn ñi am ci mbégte ak wér-gu-yaram ñu déglu reportage Ousmane Niang. mbëggeel nag ak njeexitalam yi muy def day neex wala mu metti wala sax léeg-léeg ay déception yu bari ndaw si am na lu mu ñu ci wax. dëgg yàlla dund naa ci lu méttee métti mais pour l'instant nii moom damaa ubbi sama bët di xool bu baax a baax vraiment. waaw di ñaax sama moroom jigéen ñi rek ñu jàppalante ñu xam ne bu nit yoree lu baax buñ ko ñaanee nañu xam ne loolu moomuñu ko nañu jël lu ñu moom comment ñu jël lu ñu moom nit da ngay jël loo moom te nit da ngay topp ku la bëgg. bul fekk diggante bu neex nga yàq ko. kii moom mbëggeel amu ci mbetteel waaye gis na ko dund nii la ko mbëggeel defoon. des gens ñi nga xamante ni ñu dund déception amoureuse et c'est très normal ñëpp dinañ ci jaar. oui gis naa ko bëri na mais bon c'est ku nekk ak sa vie quoi mënul ñàkk. je sais pas genre je suis juste au courant ni que am na problème dans sa vie de couple mais je vais pas essayer de savoir ndax day jooy wut parce que c'est quelque chose de personnel. doo jéem a dugg ci vie am mais c'est là que d'après li ma dégg ñu wax mbëggeel metti. wante nag même bu dee mbëggeel bari na ay jafe-jafe bu leen fàtte ne dafa neex ci xol dalay wéral ki gisee ni mel di waaj yi. conséquences yu positif rek. parce que de nos jours moom ak monde bi tey nu mu demee en termes de stress au boulot activité yi nu mu demee on a toujours besoin de yenn aspects yi ci sa vie yu lay indil du baume au cœur quoi. Disons que on ne peut pas vivre sans amour quoi xam nga rek bon de nos jours moom il faut vraiment toujours vivre dans la positivité nga nekk en fait ak nit boo xamante ni moom nga bëgg day renforcer sa bonheur sa stabilité sur le plan psychologique xam nga rek quoi voilà yooyu la quoi. mbëggeel ñu bari buñ ko déggee dañuy pat-pati ndax déception yu bari yu mu leen jural waaye nag terewul bu leen fàtte ne am na ñoo xam ne dañ koy dund ak mbégte am ñeneen tamit dañ ciy def ndànk ndax bëgguñu problème ya leen daloon dalaat leen ndax mbëggeel. ñu àddu wax ci leneen soxala njàng meek njàngale mi donte sax nguur gi daal na amal ndaje moom ak ñi di enseignants yi ba tax na mu yëkkati lu toll 69 milliards ci suñu koppax jox ko enseignants yi waaye enseignants yi dañoo gis ne boobee xaalis nag dafa daal di des ci li nga xamante ne moom la ñu revendiquer ñoom waa G7 ak parents d'élèves yi nag di ñaawlu bu baax a baax grève yi ndax jamono ji mënatuñu gis seen doom yi toog ci école yi waaye ñii di CUSEMS ak SAEMS nag pare nañu ngir amalaat seen 9e plan d'action soxal grève yi nga xamante ni moom lañ namm di def. ñu desandi ba tey ci wàllu mu njàng meek njàngale mi ak grève bu enseignants yi ba tax nag laaj bi samp ñuy xam ne ndax enseignants yi dañoo war a banque seen loxo ba jot seen xaalis wala nguur gi daf leen war a jox li nga xamante ne moom la ñuy revendiquer Sénégalais nag yéen nañ ci yàb ñu déglu ci micro trottoir bi Ousmane Niane def. bon c'est difficile à dire mais bon lu ma mën a wax mooy que bu ñu toogee waxtaan war nañu mën juboo quoi te comme état bi moo leen yilif moo yilif ñëpp. responsabilité état lañ koy jox quoi dans un premier temps parce que moom moo yilif enseignants yi yilif ñi ci des quoi et puis enseignants yi bu ñu gisee ni tamit seen droit respecté wuñ ko c'est normal ñu grève c'est dommage nag parce que xale yi ñoom ñooy payer les pots cassés comme on dit ñoom ñooy subir grève bi mais état bi war na mën toog ak ñoom waxtaan et puis respecter engagement am quoi ci sama xalaat. li ngay gis ni xew lii yëpp. ce matin rek laa doon discuter ak sama benn jarbaat dama ko ne l'école sénégalaise tant que mu ngi continuer demee nii day am problème rek du mos a jógee ci problème
parce que le système que le colon nous a laissé système bi bu colonialiste bàyyi système boobu mooy perdurer ba léegi. On va avoir des diplômés qui ne pourront pas avoir du travail. On va avoir des agrégés qui ne pourront pas avoir du travail parce que c'est le système colonial qui a été mis en place depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Kon léegi li ci nekk mooy nañu changer politique. On n'a qu'à créer des universités, des écoles de formation technique xale yi mën jàng di am métier dem di liggéey ci àll bi. man loolu laa ci gis. moom jàpp naa si état bi la parce que man sama doom mi ngi jàngee ci école publique la jàngee benn CM de la place Liberté 6 mais depuis 1 mois bien 2 mois deful anglais te il fait la 4e donc xam nga loolu jaaduwul maa ngi laaj beneen copain bu nekk en classe de 3e moom aussi depuis 3 mois deful mat nekk classe d'examen donc boo fi yokkee grève bi xam nga loolu kéemaan la donc man jàpp naa ne état bi ñoom ñoo réagir parce que tamit doo yor nguur toog ak ay sénégalistes wax ak ñoom leer nañ dig leen ba pare doo ko jëfee donc foot bi moom digul fu ci état bi waaw franchement parce que ku suivre actualité gis ni gars yi waxee da nga xam ne foot bi moom fi état bi képp na ñu jógee te état a les moyens bu ko neexoon tey grève bi jeex donc moom la dépendre rek parce que ku jël ay centaine de milliards du ko def si ay stade ak ay nangam ak nangam waxuma loolu baaxul de parce que stade lu am solo si réew mais nag éducation daa bokk ci li nga xam ne mooy doxul réew waaw développement moom boo si génnee éducation mooy doo dem éducation ak santé donc daal pour mu gàtt daal jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla daal état bi moo réagir dimbala xale yi dimbala parents yi. waaw bon mais responsabilité bu gën a rëy bi. état laa koy jox. parce que enseignants yi nu mu tuddati importance bi ñu am ñoom ñu nekk si gouvernement bi jaax nañ si ay loxo enseignant quoi donc pour man dañ leen war a jox cër. et puis c'est sûr que nag état bi amul ay moyens yu illimité dëgg la mais war nañu mën def effort pour enseignants yi. ñu desandi ba tey ci xibaar yi ginnaaw ndam bu rëy bi nga xamante ne gaynde yi am nañ ko ci Coupe d'Afrique des Nations askanu Sénégal nag ñi ngi ñaaxaat nguur gi rek mu dellu siwaat xelam ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ jànkonteel bokk na ci grève bu syndicat yi waaye tamit dund bu cher bi nga xamante ne moom lay yokk jamono ji mu jaaxal askan wi ñu déglu reportage yu Alla Thiam. ginnaaw mbégte bu ñu am ci kan bi nag fële ca Bafoussam ñi ngi ñëwaat dañoo xamoon ne gouvernement du Sénégal warul tax mu fàtte jafe-jafe yi nga xamante ne doon nañ ko jànkonteel lu jiitu ñuy dem foofu te war koo saafara ci nu mu gën a gaawee. bon après kan bi parce que dañoo gis ni bi gars yi di jubilé bon si la gars yi profité yokk affaire yi bon kan bi neex na trop coupe bi neex na trop mais ñi ngi wax gouvernement bi ne ko loolu mu def noonu du yoon parce que borom kër yi sonn nañu xam nga affaire yi nu mu yokkee nii. bon dafa gën a métti bagage yi parce que lu ñu daan jëndee fukki dërëm léegi ñu ngi ko jëndee ñaar fukk xam nga salaire itam yokkul taxi yi xam nga et puis itam loolu yëpp dañ see war a wax tamit quoi comme yokk nañ bagage yi nii ñu yokkaale salaire yi pour gars yi mën a kii xam nga mën a faj seen soxla gis seen bopp gouvernement bi daal ñu ngi koy ñaan bon na wàññi bagage yi wala soit mu yokk salaire pour gars yi mën a gis seen bopp daal. ci jafe-jafe yooyu nag ñu nemmi ko ci ay problème diggante jàngalekat yi ak ndongo yi nekk ab grève bu amul àpp metti loolu ci ndongo yi waaye tamit ci parents yi nga xamante ne ñooy fay seen i koppar te seen i doom du jàng benn yoon. di ñaan rek ki fi nekk nii te yàlla tegal ñu ko fi mu jàppale askan bi sonn nañu lool dëgg la indi nañu coupe bi waaye coono yi jógewu fi mi ngi fi ba léegi benn. suñu doom yaa ngi nii ñu inscrire leen école duñu jàngi da ngay xëy suba ñafe jël sa xaalis jox sa doom pour mu dem bu demee paas yegg ba ca classe ba jàng benn 1 heure de temps génnaat loolu amul njëriñ. ci biir kan boobu nag ñu gis ne gouvernement du Sénégal da cee profité yokk prix yi jëm ci lu mel ni suukar ak tamit produits alimentaires yi nga xam ne éleveurs yi moom la ñuy jëfandikoo rawatina ñiy yar ginaar yi. Actuellement on nous a dit que. dëgg la kan bi jeex na kontaan nañu torop waaye nguurug Sénégal dañu gis ne dañoo yokk produit yi surtout ñun ñi nga xamante ne dañuy yar ay ginaar mu nekk lu métti ci ñun tey doon na ay jafe-jafe torop ngir ñu am lii di bénéfice kon man ginnaaw maa fi teewal tey ñiy yëngu ci domaine boobu ñoo ngi ñaan état du Sénégal mu wàññil ñu prix yooyu ba ñu mën a gis suñu bopp ci liggéey bi jafe-jafe Sénégal nag nekk feebaru mag foo laal di métti kon nañ ko ndànk rek waaye faj lépp moom du yomb benn yoon. jërëjëf Alla Thiam ñu àddu wax leneen soxal lakk bu métti bi nga xamante ne moo am foofee ca Kaolack ca benn village bu tudd Jokkeel foofee ca département bu Kaolack lakk boobee nag daanaka kër yu bëri dañoo lakk seeni dundin ak seeni jur ya rawatina yëre ya ñuy sol daanaka lépp daal dafa lakk jamono ji nag xamuñu lan moo indi lakk boobee tax na sax ñi ji waa gendarmerie ubbi nañ ab enquête rek ngir mën a xam fan la lakk boobu jóge
ñu jógee Kaolack wutali Djirnda nekk benn gox bu commune bu département bu Foundiougne foofe nag jàppante moo fa am ci diggante militant benn bokk yaakaar ak ñi di coalition ADDF ñoom ñoo ne nag lu ñu mënta nangu mooy ne ki nga xam ne rek mooy Badara Diom moom lañ tabaat ci boppu maire bu Djirnda ali ne mel nag nekk loo xamante kii di Lamine Ndiaye nee na mënu ko nangu tax na sax ni ki démb ñu daal di lakk li nga xam ne mooy maire bu ville ba jamono ji nag ki nga xam ne rek mooy Lamine Ndiaye gendarmerie jàpp ne moom moo yebal ay ndawam daal di lakk boobee ville ba jàpp nañ ko ba teg ko loxo moom ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal. ñu wax ci wàllum xibaaru bitim réew dooree ko ak ca Tunisie ki nga xam ne rek mooy président foofee jamono ji ma nga yaatal nguuram nag ci système judiciaire bu soxal manifestation yi nga xamante ne nemeeku nañ ko jamono ji ca Tunis. ca France nag tey jii la ñuy amal procès yi ñeenti nit ñi nga xamante ne moom la ñuy tuumal la ñoo assassiné woon ki nga xam ne rek mooy Père Amal foofee ca Paris. crise ukrainienne ki nga xam ne mooy chancelier allemand nekk Olaf Scholz tey jii lañ koy xaar foofee ca Kiev xibaar yi ak Basine Ñaalo. xibaaru biti réew dama koy doore foofee ca réewum Tunisie njiitu tunisien bi nag di Kais Saied moom nag daal dinay remplacer niki nag démb ci dimanche bi fukki fan ak ñett ci weeru février conseil supérieur bu magistrature bi nga xamante ni daf ko tasoon ay bés mi ngi ni mu daal di koy remplacer ab organe temporaire bi nga xamante ni daal amal na ko foofee ba noppi nag dàq li nga xamante ni mooy ay juge tere leen ñu amal ab grève ay waxtu rek ginnaaw bi nga xamante ni ndogal boobu daal dinay wadd lu ëpp ci ñaari junni ci ay manifestants daal dinañu wàcc ci mbedd bi nag di naqarlu ndogal bi nga xamante ni seen njiit ba daal dina koy jël ba noppi nag di am appétit ak njàqare ci nag indépendance su système judiciaire ba na mu nar a doxee foofee ca réew bu Tunisie. ñu wax ci réew ba France foofee nag ab prêtre nag ca France ginnaaw juróom benni at nag lañ ko faatoon muy wuyoo ci turu Père Jacques Hamel ay coup de couteau lañ ko fa jamoon ci jamono bi nga xamante ni mu ngi doon amal mees ñett ci ay membre nag ñi ko wër tey jii ñu ngi taxaw ca banc accusé ba kenn nag ci ñoom daal dinay absenté ñu di ko duppee Rachid Kais ñaari jihadiste yi nga xamante ni seeni at toll na ci fukk ak juróom-ñeent Abdel Karmiche ak Abdel Malik Petitien ñoom nag dañ doon réclamé wu rek groupe état islamique ay takk der faatoon leen nag ci buntu église ba nag nekk ca banlieue bu Rouen foofee ca Sainte-Martine loolee nag mi ngi amoon ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ci atum 2016 boobule attentat nga xamante ne ni nag bokk na ci lu njëkk ñu nemmeeku ko foofee ca Europe daal di faat nag benn prêtre ca église ba nag taxoon na ba ay jiixi jaaxa am foofee ca frontière bu française ñu jeexalee ko ak chancelier Allemagne bi nga xamante ni mooy Olaf Scholz moom nag mi ngi sàkku ni ki tey ci altine gi fukki fan ak ñeent ci weeru février foofee ca Moscou nag ñu amal ay signe dara ci li nga xamante ni mooy ay orientation jëmale ko ci conflit bi nga xamante ni mooy dox ci réew Ukraine ak Russie moom nag di Olaf Scholz daal dina yegg si foofee ca Kiev ngir nag waxtaanee li nga xamante ni mooy tension bi dox ci diggante russo-occidental yi nga xamante ni mu ngi fay gën di wéy ñoom nag ñu ngi xaarandi réew Moscou nag daal di réagir nag ci taxawaay bi nga xamante ni war na koo am mu nekk nag ab agression bu yees bu jëm ci wàllu ko militaire loole sax bu dalee nag ci réewum Russie mën na koo indil ay gàllankoor yu métti métti mu nekk ab situation bi nga xamante ni lu sérieuse la foofee ca Russie chancelier allemand bi nag war naa amal doxub nemmeeku foofee ca Moscou nag ni ki talaata suba nag la ko war a amal topp tànk ki nga xamante ni mooy njiitu France di Emmanuel Macron ay bés yu ñu weesu nag ci jamono ji nga xamante ni réewum États-Unis mi ngi fàttali nag envie bi nga xamante ni Russie am na ko ngir daal di dal ci kaw Ukraine waaye nag loolee tax na ñu daal di wax ñi nga xamante ni ñooy occidentaux yi ñu daal di fay jëlee seeni ambassade. ginnaaw xibaaru bitim réew dañu àddi dem ci wàllum xibaaru tàggat yaram Edouard Mendy nag jamono ji mooy vidéo bu gën a leer fii ci àdduna bi ginnaaw bi nga xamante ne jël na Coupe d'Afrique des Nations gañewaat na li nga xam ne mooy Coupe du Monde club 2020 nag mu 2022 mel ni loo xamante ne nag atam la daanaka moom ki nga xamante ne mooy international sénégalais bi ñu déglu leerali ak Basine Lo.
Edouard Mendy moom nag ci atum 2014 mu nekkoon chômage waaye gardien de but international sénégalais bi nag daal dinay dund ay jamono yu doy waar ci li nga xamante ni mooy carrière am li nga xamante ni sax xel mënu ko imaginer. portier bu Chelsea bi nag di wëy di yéeg escalier yi nag bi ci mujj di samedi bi ñu génn moom Edouard Mendy ak Blues yi daal di dañuy gagné nag coupe du monde foofee ca club bu ñu doon joué ca Émirats arabes unis ñoom nag ñu daal di dóor 2-1 mu nekk lu njëkk ci foofee ca Chelsea nag ab compétition bu ñaareelu trophée ñeel ancien gardien bu stade bu Reims nekk foofee ca France nag benn ci ay bés yu ñu weesu moom nag daal di bokk nag ci ab génération bi nga xamante ni tax na ba réew bu Sénégal daal di xam li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations lu muy saf ci final bi nga xamante ni amaloon nañ ko mu dox ci édition 2021 te nag réew bu Sénégal daal di koy jël nag ci digganteem ba Égypte ci ndorteel bi nag 0 partout la woon waaye nag ñu dem tiro bi Sénégal daal di am ñeenti bal ci ñaar ci kanamu ki nga xamante ni mooy Égypte li ni mel nag ñu ngi ko amaloon dimanche juróom-benn fan ci weeru février foofee ca Yaoundé nekk ca Cameroun ki nga xamante ni nag mooy doomu Pontivilier ca France daal di nay bokk itamit ci ñenn ñi nga xamante ni dinañ leen tudd ci mondial bu club Stamford Bridge foofee ca stade bu Chelsea ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent nag daal di nay bokk ci ñi ñu gradé officier ordre national du Lion ak i ñoñom ci champion d'Afrique niki talaata bi ñu weesu nag njiitu réew bi Macky Sall moo amaloon na li ni mel moom Edouard Mendy daal di nay itamit jël li nga xamante ni mooy Ligue des champions européenne ak super coupe d'Euro moom nag Edouard Mendy nekk na itamit lauréat bu trophée FIFA the best nekk itamit meilleur gardien ci àdduna wërngal këpp moom tamit daal nañ koy tabb ki nga xamante ni mooy ki gën a xariñ ci wàllub gardien ci CAN bu Coupe d'Afrique des Nations. ginnaaw xibaaru duppee ci Edouard Mendy ñu wax ci 8e de finale Ligue des champions européens Real Madrid nag boo moytu dina jotaat ci joueuram bi di Karim Benzema ginnaaw bu mu amee woon ab jafe-jafe. Real Madrid ak ñi di Paris Saint-Germain dinañ tase niki suba Sporting Club ak ñi di Manchester City ñoom tamit dinañ tasewaat niki suba leerali ak Mamadou Seck. mu nekk match bi ñëpp di xaar ci 8e de finale Ligue des champions européens Paris Saint-Germain di war a dalal Real Madrid match boobee ñu war ko amale nag foofee sa Parc des Princes Mauricio Pochettino di entraîneur bu Paris Saint-Germain moom nag dina jouer waaye nag kii di Sergio Ramos du bokk ci mbir mi ndaxte doomu espagnol bi mu nga ca infirmerie ba léegi ginnaaw benn fan dong bi mu desal ci match boobee kon ñi jàpp ne nag Paris Saint-Germain moom pare na ba noppi ngir nag jongante ak Real Madrid bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'équipe nee na nag Paris système 4-3-3 lay def ñu jàpp na sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante match bi xam nañ leen ba noppi su fekkee ne kóolute amul ci Keylor Navas mi jàpp ne soo moytul moom mooy titulaire Gianluigi Buffon moom tamit war na noppi ngir nag jongante match boobu journal sportif bi di xamle ne daal ki nga xamante ni moom mooy Achraf Hakimi Marquinhos Presnel Kimpembe ak Nuno Mendes soo moytul ñoom ñooy nekk ci défense bi ci milieu terrain bi nag soo moytul coppite du fa am ndaxte nag sentinelle bi dina doon Paredes mu ànd ci ak Danilo Pereira ci relayeur droite bi daañu fa am Idrissa Gana Gueye relayeur gauche bi Marco Verratti ci trio offensif bi Angel Di Maria dina jouer ak Lionel Messi ak Kylian Mbappé équipe bi nga xamante ni moom lay taseel di Real Madrid ñoom tamit joxe nañ seen ñaar fukk ak ñeenti joueurs yi nga xamante ni ñoom ñooy dem foofee ci diwaanu France biñ jàppee ne kii di Karim Benzema ak Ferland Mendy dañoo blessé woon ñoom nag dellusiwaat nañ ci groupe bi ndaxte nag français yi ñoom nag def nañ seen séance d'entraînement mu mel ni kon Karim Benzema dina dellusiwaat ci terrain bi jongante ak kii di Lionel Messi. jërëjëf Momar Seck li moo nekkoon li gënoon fës ci xibaar yi mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen jox dig daje suba incha allah te di ñaanal ñëpp bonne fête de Saint-Valentin à tous.